tey ci li ñu jëm dafa sérieux laajul ngumbaay laajul rumbaay lii nag dafa mënta yàq ci daje moo tax ñu def ko président ma lay xamal ni mbooloo mii fi toog ñii Mami Ndiaye moo leen jiite ñii Marie Diop ñoo leen jiite waaye man dama formé coordination des comités macha allah groupe bi am na 160 personnes 5 personnes laa ci boole yoo xam ne bokkuñu ci parce que ñooñu dañoo bokk ci mouvement bi ba pare mais damay bëgg ñuy suivre groupe bi moo tax ma ajouté leen ci leer na leen yéen ñi yëpp yéen a ngi ci biir groupe bi moo tax ñoom ñëpp bu ñu ñëwoon mën naa ne duñ fi xaj ndax jot moo amul ba pare payen tey dañu am dëj foofu que ñoom Doudou Wagué daanaka ñëpp genn wàll ga fa la ñu nekk loolu tax fekke wuñ jotaay bi président di la wax ne ñii fi toog ñëpp macha allah kenn ku ci nekk def nañu ñi ci ëpp dama def porte à porte dugg seen kër li ci gën a neex mooy ku ci ne yaa jëlal sa bopp engagement ndax président yow da nga nekk produit bu neex a jaay koo ne président Abdoulaye Dièye bala ngay eggale mu ne la Jader kon loolu engagement la defewuma système dem ci mbootaay yi di dajale mais dama ne citoyen lay fekk biir këram waxtaan ak moom saafonteeg ak moom wax ko programme Abdoulaye Dièye ak lim fi jot a def koo wax mu ne la président Jader parce que xam naa li muy def ci dëkk bi sànq suñu bàjjanu gox dafa wax lu am solo mu ne soxna Ndeye Ndiaye loo ko jox mu joxe ko kii moo ma dooleel jëmm ji ma xamal leen ko yéen mbooloo jëmm ji tey lu ma mën rek yàlla ak moom la seetaanuma benn yoon jël na ma teg ma ci wetam président fu mu jëm yóbbu ma photo boo gis président nekk ca rek maa woo gëstoo di nga seen Ndeye Ndiaye ca wetam loolu nag confiance bu mu am ci man ma di ko ci sant di ko ci gërëm ndax c'est pas évident mu may defal loolu vraiment lu ma mën rek président mii la bu ma fa joxee ceeb président la dawlin président la fourniture président la ak yeneen cas social yoo xam ne doo leen ko yëg yoo xam ne yëfi biir la ndax moom mii li nëbbu ci ay mbiram moo ëpp li feeñ muy dimbali ay doomu aadama yoo xam ne kenn du ko fësal loolu mbirum suuf la kon tey bu ma ñëwee seet leen yëpp ak yéen samay mbokki bopp ma bëgg ñu toog jàkkaarloog suñu président mu wax leen lan mooy programme am ngeen saafonteeg moom xamanteeg moom ndax loolu dafa yell ñu bëri dañ ne fu président nekk bëgg nañu koo gis tey loolu moo sabab ndaje bi président ñu porté nag suñu choix ci yow lu tax parce que tu es le meilleur président ñu porté suñu choix ci yow ndax yow yaa taxaw taxawaayu maire président ñu porté suñu choix ci yow parce que suñuy bët bu xonqee suñuy tuñ waw président yow la ñuy gis président ñu porté suñu choix ci yow ndax sport bi yaa ci mën éducation yaa ci mën santé yaa ci mën président social yaa ci mën ñu jël la nag jox la raaya bu ñuy wax corridor de l'action sociale waaw loolu kan moo ko mos a dugal Thiès amu fi c'est une première kon président jëmm yi toog ñoo ne la génnal nga laaj maire bi ñoo ngi ca ginnaaw bul dellu bu ranatu ñoom ñi ñoo lay sax au soir du 23 janvier inchallah sama gars yi xob baa ngi nii na ko ñëpp xàmmee mooy bu verte bi am garab gi nga xam ne guy gi naataange moo ngi nii 2 fois nag la ñuy voté président nag dafa teg coalition citoyenne ànd sigil Thiès bi mu ko tegee mu jël des hommes sociaux teg leen ci wetam nord ba mu teg fa ku ñuy wax Ousmane Diop ouest mu teg fa ku ñuy wax docteur Djibril Sarr ba pare nag président wëlbatiku nag di laaj est bii mu dëkk ak ville bii ndax ville bi nag ñoo ko poussé forcé ko ko pourquoi parce que ñun duñu nangu président li mu fi liggéey def ko ci Thiès ci lu baax ñuy nangu kenn di nekk patron fii ci biir dëkk bi ndax il est déjà le patron de Thiès moo ko fi def moo ko fi liggéey parce que moom du politicien boo xam ne campagne lay génn élection lay génn ah non 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 soxlawuñu loolu président depuis 5 ans mu nekk ci terrain bi day ne ci terrain bi ba élection ñëw jeex mu kon ne nekk ci terrain bi élection ñëwaat
jeex mu continuer nekk ci terrain bi ñun kooku la ñu bëgg fu ñu gestoo gis ko secteur informel bi di ci gis seen bopp ñeneen ak ñeneen di ci gis seen bopp gars yi nag ñu ngi wër di joxe ay 500000 ay 100000 ay 200000 mais bu ngeen leen voté lee bu ëllëgee ñu wan leen ginnaaw dootoo leen gis kii moo dul tëj téléphone am kii moo dul tëj buntam kii mooy wàcc di dugg ci koñ yi di def porte à porte di dimbali doomu aadama bëgg Thiès bukki nag kenn du ko dénk yàpp dénkaane woon nañ fi ba tey Thiès avancé wul doxul raamul dafa toog benn place fa mu toog ba tey jugu fa jëmm ji nag koppar yóbbu ko ca mairie ba xaalis yóbbu ko fa oto yóbbu fa kër yóbbu ko fa macha allah sama cat ak sama catu moroom bés bu toogee ci mairie ba ñu votel ko dina jël li mu am ak ñun li ñu moom muy ñun li ñuy fay muy dugg ci mairie bi mu delloowaat ko askan bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp li duuf ci nag bi xaju ci nit ndax bu may wax ci jëmm ji du ma doyal jërë ngeen jëf sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp merci beaucoup. La Lionne, la femme déterminée, la femme engagée. Donc maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di am mbégte bu mat sëkk recevoir leen fii par l'intermédiaire de notre consoeur sunu collaboratrice sunu xarit responsable de première heure muy madame Mbacké Ndeye Ndiaye Thiaw. lii day gën a wane ni rek di gën a renouveler waat sama confiance ci moom ndax tey li mu def nii wane na ni liggéey bi nga xamante ni mu ngi koy liggéey ndax mën naa ni tey jàpp naa ni Ndeye Ndiaye Thiaw du Ndeye Ndiaye Thiaw payen rek mais Ndeye Ndiaye Thiaw DVF la bu ñuy wax DVF dafa polariser presque 5 quartiers Payen Penc Alinguer Aiglon Malamine Senghor Buntu Dépôt ba Bayal gi donc je pense que ni moom liggéey bi nga xamante ni moom lañ ko dénk mu ngi koy def ci defin bu gën a rafet donc di wax ni rek jotaay bi man maa ko gënoon bëgg parce que nit aussi bu lay liggéeyal day toll bés boo xamante ni da lay wan li mu mën mais ku gis nit ñi toog fii xam ni ay nit ñu am valeur la ay nit ñu gëm seen bopp lañ mais également ay nit ñu jàppale Ndeye Ndiaye Thiaw ci liggéey bi nga xamante ni moom lay def ndax moom ku ko jàppale jàmbaar ku ko jàppale nitu dëkk ku ko jàppale ko nit ku am yërmande ku ko jàppale nit ku social nit koo xamante ni partage ak solidarité la xam wax na ko moom li muy dimbali nit ñi ci suuf moo ëpp fuuf li nga xamante ni mooy feeñ ndax ma nag moom des fois dañuy jokkoo ci ay cas sociaux yoo xamante ni kenn du ko fësal nit ku am sutura la mais ku mën a dimbalee la wax nañ ko des fois sax day dimbalee te du ma ko jox peut-être moom mooy rafetal rek mais nit ku am générosité la ku mën a dimbalee la moo tax tey jataay bii ñi mu àndal ñëw fii dama ci kontaan lool ndaxte wan ngeen ko ni Ndeye Ndiaye foo taxawee ñu taxaw Ndeye Ndiaye loo bëgg ñu gën la ko bëggale ndax kat jataay bi riche na ci ambiance mais également riche na ci couleur mais également nit ñi fi nekk rek boo leen xoolee xam ni ñu gëm seen gox lañ ñu gëm Thiès lañ di wax ni rek jataay bi jataayu échange la parce que amaana genre jataay yi li ñu koy am du bari ndax dañoo jëm ci campagne électorale jëm ci pré-campagne mbir yi di xaw a yàkkamti ndax temps bi gaaw na parce que dama jàpp ni yéen moom am naa leen ba pare jarul may dem ndax ku am Ndeye Ndiaye Thiaw ma am ko mu nekk ci liste proportionnelle ci coalition bi xam ni man moom am naa ko ak ñi mu àndal am naa leen donc tey jarul sax may ñëw ci yéen di leen proximité wala may ñëw ci yéen di leen convaincre mais dama jàpp ni tey yéen a ma représenté ci gox-goxaat yi donc moo tax man tey sama temps bi yëpp dinaa ko jël
jagleel ko ñoo xamante ne adhéré guñu coalition ànd Siggil Thiès. moo tax jataay bi nekk lu am solo ma ni kat madame Mbacké wool say nit ñu waxtaan wax leen suñu vision parce que nit aussi booy ànd ak moom da ngay xam lan mooy vision lan mooy programme am parce que taxaw rek laaj maire yi yomb na ne kat dama bëgg maire fal leen ma maire mais après bu ñu la falee gestion bi lan la askan bi di xaar ci yow lan la population bi di xaar ci yow loolu moo gën a am importance parce que dama koy def wax souvent je ne veux pas être maire pour avoir un titre wala pour ma takk écharpe dañu bëgg a nekk maire pour construire Thiès pour transformer Thiès et je pense que loolu c'est possible parce que maire yi moo am responsabilité gérer sunu quartier yi parce que quartier yi am nañ ay jafe-jafe surtout problème mu assainissement quartier boo gis amul zone d'évacuation d'eau nit ñi ONAS rare lay jaar ci yenn quartier yi nit ñi ci mbedd yi ñuy tuur ndox quartier yi tilim na mbalit yi kenn yóbbu ko et je pense que ni loolu responsabilité mairie bi la mu def loo xamante ni tey nit ñi dinañ am un bon cadre de vie si la nit di mën a sentir boppam si la nit di mën a amee wér-gi-yaram parce que nit ku nekk tu es un citoyen mooy da nga nekk ci dëkk am ay devoir mais am ay droit le droit à la santé droit à l'éducation droit à l'hygiène donc lépp yooyu ay droit la yoo xamante ni maire yi ñoo ko war a jox askan bi ñun nag ñu gis ne programme bi ñu am jiital nañ ci assainissement d'abord parce que tey bés bu ñu falee je pense que ni kenn du dem di fayee ci 3000 francs ay charrette pour ñu koy tuurali mbalit ndaxte maire yi war na am ay automatique yoo xamante ni en permanence chaque jour dina ñëw évacuer les ordures yóbbu ko ndax nit ñi aussi bu ñu balee seen kër ba pare am na foo xamante ni fa lañ ko war a tuuri mais tuuri mbalit mi aussi dafa am benn programme boo xamante ni teg nañ ko benn projet mooy mbalit mi ñuy tuuri duñu ko tuur rek sànni ko ci àll ba après muy évaporer wu di indi feebar ci nit ñi mais am nan benn usine de recyclage boo xamante ni fa la ñuy yóbbu mbalit mi pour que mbalit bi bu ñëwee dañ ko recycler pour defar ci yeneen produits yoo xamante ni day jëriñ askan wi. parce que am na dëkk yoo xam ne les pays les plus développés seen mbalit kenn du ko gis dañ koy recycler waat am ay usines yoo xam ñoo koy lakk bu ñu ko lakkee am na yenn produits yoo xamante ni day jëriñ sur le plan de l'agriculture mën na nekk ay engrais ainsi de suite et je pense que ni yooyu ñun am nañ. partenaires yoo xamante ni nañu accompagner ci recyclage mbalit mi mais également ci incinération mbalit mi mooy ni ñu koy lakkee parce que tey dañuy tuur mbalit ci mbedd mi tuur ko fu nekk loolu je pense que ni mooy indi yenn feebar yi yoo xamante ni nit ñi dañuy xëy rek feebar te duñu xam loolu feebar yooyu fan la jógee donc nag moo tax ñuy insister ci wàllu salubrité ci wàllu assainissement mais également ci wàllu éducation parce que ku xam mairie aussi xam ko ni responsabilité moom mooy la gestion des écoles surtout les écoles publiques élémentaires mairie moo am responsabilité gérer école yooyu parce que tey fii ku fi nekk bëggatul sax sa doom di dem jànge ci école publique yi et que loolu suñu droit la parce que état bi dafay teg ay écoles yoo xamante ni kenn warul fay mais léegi écoles yi publiques yi seen jàng demetul noonu parce que école yi fees nañ école yi ñun bañ nekkoon depuis 40 ans ba léegi la fa nekkoon moo fa nekk man tey moo jógoon fii dem école ba ma doon jàng nge primaire dinaa dem ba jubal ci banc ba ma toogoon moo fay nekk amul changement et que loolu mairie ñoo am responsabilité yi école yi amuñu ay toilettes suñu doom yi léegi bu ñu demee ci école bu ñu bëggee dem toilette sax dañuy jéggi tali bi dem ci kër yi ñaan leen pour dugg ci toilette et que ça je pense que ni loolu moo tax ngeen war a xam lan mooy solos mairie parce que loolu ñun ñëpp dañuy interpeller parce que suñuy doom rek ñooy dem di jàngee ci ci école yi donc tey vraiment war nañ leen mettre dans de très bonnes conditions yoo xamante ni bu ñu duggee ci benn salle de classe yi war nañ see nekk à l'aise parce que salle de classe yoo xam ne da ngay gis mu am plus de 100 élèves
donc je pense que ni foofu bu la yàlla dimbaliwul wala nga surdoué doo ci mën a génn. moo tax suñu taux échec élèves yi bari c'est pas la responsabilité des élèves mais encadrement bi moo baaxul. et que loolu je pense que ni école yi war nañ def ay extension yokk école primaire yi mais également yokk salle de classe yi mettre leen dans de très bonnes conditions mais également di leen fournir ay fournitures scolaires. et je pense que ni loolu moom su ma leen ko waxee ba su ma nekkee maire mën naa fournir école primaire yi nekk Thiès yépp fourniture scolaire di ngeen ko gëm parce que commencé naa ko te dafa gëm. donc je pense que ni loolu lu am solo la ñu war a xam sur le plan de la santé mooy wér-gu-yaram dañoo war a am ay mutuelles de santé de proximité ay centres de santé de proximité yi nga xamante ni ñooy def les premiers soins. te loolu responsabilité mairie la parce que mairie dafa am 9 compétences transférées li may wax ni yëpp du lu ma inventé du loo xamante ni warul am parce que maire yi fi nekkoon gisuleen ñu def ko mais loolu dafa bokk ci seen budget yi nga xamante ni moom lañ leen di jox. ne leen def leen lii ci santé def leen lii ci éducation def leen lii ci assainissement def leen lii ci aménagement def leen lii ci social. ci social bi nag sunu sœur Ndeye Touré wax na ko ne bés bu ñu gañee ñu jox ko Ndeye Ndiaye Diaw parce que c'est une femme spéciale inchallah je pense que donc maire yi am responsabilité yooyu yëpp. donc di wax ni ci wàllu santé bi vraiment am nañ ci ay projets yoo xamante ni dinañ ko gën a yaatal parce que Thiès est bi 8 centres de santé rek fi am centre de santé yoo xam ne soo fa demee pour ñu jox la aspirine sax problème la. et je pense que ni loolu dafa am ay dotation de médicaments yoo xamante ni maires yi am nañ ay partenaires étrangers yoo xamante ni ñoo leen koy jox chaque année ay ONG yoo xam ñoo leen koy jox mais bu lañ ko joxee doo ko gis. da ngay tourner dem gis ko kër sëriñ ba te loolu je pense que ni li askan bi moom dañ leen ko war a delloo loolu lépp ngeen mu nekk loo xamante ni yéen a ko moom dañ leen ko delloo donc ñun li ñu amaskas néew di ko jël di def askan bi bés bu ñu dénkee je pense dinañ jël li ñu am ak li ñu partenaires yi jox ak li askan bi moom delloo war ko ci askan bi je pense que ni loolu am na solo mais également di gën a nag kii ci programme bi fës ci programme bi mooy jigéen ñi ak ndaw ñi surtout l'emploi des jeunes parce que dëkk moom bu amul usine amul industrie dëkk yooyu duñ dox ndaw ñi jàng nañ ndaw ñi am nañ métier mais encadré wuñu leen amuñu ay débouchés yoo xamante ni bu ñu génnee dina leen fa dugal parce que lu toll ni Thiès amul benn industrie boo xamante ni mu ngi fiy dox tey chemin de fer moo fi nekkoon ak NSTS chemin de fer mu ngi ci tànk mu ngi jóg ak du jóg te loolu ñu ngi ciy xeex chaque jour suba ngoon di wax ak autorité étatique yi ne leen le rail c'est un élément fondamental pour le développement d'un pays donc loolu nit ñi dañ ci war a jóg dañ ci war a taxaw et que je pense que ni suñu wax ak bés bu ñu falee ñun dañuy nekk porteur de voix ci l'autorité centrale wax ak ñoom parce que Thiès li ñu ko xamee mooy raay Thiès li ñu ko xamee mooy chemin de fer mooy suñu identité tey ñun ñi ñëpp ku ci nekk amoon nga sa mbokk sa nijaay wala sa papa wala sa mbokk boo xam mu ngi doon liggéey chemin de fer tey mu ngi toog di xaar et je pense que ni loolu tey facteur dafa nekk facteur de chômage fii ci dëkk bi donc je pense que ni loolu dinañ ci xeex mais li nga xamante ni ñun mooy suñu programme mooy industrialiser Thiès. industrialisation mooy dëkk boo xamante ni day am ay usines yoo xamante ni ñooñu lay ñëw installé usines yooyu nag du maire bay ñëw installé usine mais maire un maire dafa war a am carnet d'adresse parce que maire titre bi muy am moo koy permettre mu mën a dem wuti ay partenaires yi wóolu ko jox ko confiance pour mu ñëw créer cadre bi créer zone boo xamante ni dañ koy tuddee zone industrielle boobu tey usines yi ñooy ñëw installé fa. bu ko defee usine bi bu ñu installé dina mën a absorber l'emploi des jeunes mais également créer ay recherches yoo xamante ni maire yi booy koy jël di ko delloowaat ci biir askan bi je pense que loolu ci sunu programme moom la bokk te aussi ñu ngi koy ñaan Ceesuwaay ñu xam ne ñun sunu coalition bu am programme la nekkuñu coalition boo xam dañuy xeex ñi fi nekkoon wala ñuy taxaw di xaste naan li ñu fi def baaxul mais dañuy ñëw proposer askan bi
ne bés bu ngeen ñu falee lii ak lii lañ leen di defal et je pense que ni loolu ma jot a wax ci programme bi rek dal na xel mais également jigéen ñi ku wax jigéen ñi wax entrepreneuriat féminin jigéen ñi léegi waruñoo rek toog seen kër yi dañ leen a war a former encadrer leen pour ñu mën a nekk ay leaders je pense que loolu c'est très important développer le leadership féminin te ñun su boobaa am na benn projet boo xam moom la ñuy teg créer benn banque municipale banque boo xamante ni mairie bee koy moom képp koo xamante ni soxla nga financement foofu ngay dem te du am intérêt du am taxe du am benn charge boo xam ne dañ la koy teg et je pense que ni loolu tey dina gën a dooleel jigéen ñi ñu mën a am ay formation mais également seen financement yi mën a yomb di wax ni rek kontaan naa si yéen dañoo am nag défi mooy gagner élection yi parce que yéen ji ma am Thiès bu ko waa Thiès xamoon je pense que ni tey suba da ngeen wax kaay la ñu dem voté ji mais bu leen yàkkamti parce que jàpp nañ ni au soir du 23 janvier la coalition And Siggil Thiès va gagner les élections parce que yéen a ma ko wax yéen a ko gëm te yéen a nga koy doxal parce que élection yi wax nañ ko dox la ak wax la ku si nekk fii tey représenté na président Ablaye Dièye parce que tey dama jàpp ni ñi nga xamante ni ñëwuñu ñooñu lañ war a seeti ñu ngi seen biir kër yi parce que comprendre nañu soloy élection locale du élection politique du élection Macky Sall du élection Idriss Seck du élection kaneen gox-goxaat la ki nga xamante ni moo gën suñu gox mooy répondre aux préoccupations des populations apporter des réponses ci souffrance pour population yi parce que nit ñi sonn nañu aussi parce que mënuñu dénk collectivité territoriale suñu maire yi loo xamante ni dañ koy jariñoo duñ ko delloo askan wi di wax ni rek li ma wax na ngeen ko jàpp xam ni tey loolu lañu war a campagner te it mu nekk nag programme boo xamante ni dafa basé wu ci dëkk c'est un programme de vérité mais aussi c'est un programme boo xamante ni mën nañ ko exécuter ba askan wi mën a xam ni ñun ñii kat li ñuy def gëm nañ ko mais également li ñuy def mooy li nga xam ni moom la Thiessois yi bëgg parce que Thiessois yi aussi dañ leen a war delloo seen dignité parce que chaque élection rek ñu jël dénk ñoo xamante ni bu ñu paree ñoom ñu tay la dem seen yoon Thiessois yi kenn dootu leen tay la nit ñi am nañ fulla am nañ fayda xam nañ lu ñu bëgg donc nag li ñuy wax naan kuy raam di la boot je pense que bés bu taxawee dina la mën a yóbbaale ñun nag li ñu gëm mooy Thiès la ñu gëm Thiessois yi la ñu gëm Ndeye Ndiaye Diaw laa gëm ndax jàmbaar ndax moom li ko ñor mooy dimbale c'est une femme très sociale loolu ngeen wax ma ko ngeen ñàkk ma wax gëm naa ko te it fonk na ay jigéenam mais également fonk na ay jeunesse am du toog te man ak moom duñ toog te du ma wax sama jigéen ñi sama ndaw ñi ñoom laa yaakaar donc comme moom yaakaar na si yéen aussi jàppale leen ko ndaxte mu mën a gagner élection yi parce que tey su ma gañee moom moo gagné parce que elle sera votre représentant si conseil municipal bi lu conseil bi di voté Ndeye Ndiaye Diaw dafay toog te it commission yi nga xamante ni moom la ñuy jox dina am commission yoo xamante ni moom lañ koy dénk su boobaa na ko doxal lu manqué seen koñ bu dee lampe la bu dee problème ndox la bu dee problème social la bu ngeen ñëwee si moom bu ko fajul sañ ngeen ko ne ah Ndeye Ndiaye kat la taxoon ñu fal la defoo ko donc nag vous avez un défi fal leen ko tey falu leen le président Ablaye Dièye Ndeye Ndiaye Diaw ngeen di fal parce que moom man la bëgg a fal te yéen moom moo tax ngeen ànd ak man donc maa ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu encore monsieur Guèye mi nga xamante ni vraiment nit ku jàmbaar la une personnalité très sociale parce que Thiès nag il faut que ñu jox ko ñi nga xamante ni ñooy dimbali nit ñi